الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Chers frères et sœurs, il existe un péché, un seul qui, s'il n'est pas repenti avant la mort, ferme à jamais les portes de la miséricorde et du paradis. Un seul péché qu'Allah a juré de ne jamais pardonner à celui qui meurt sans s'en être repenti. Ce péché, c'est le shirk. Associer à Allah ce qui ne lui appartient pas. Malheureusement, quand on fait bien attention à ce qui se dit et se fait dans notre société, on se rend compte que le shirk est très répandu et que beaucoup parmi nous ignorent ce qu'est le shirk, mais surtout quels sont ses dangers et ses méfaits d'ici-bas et de l'au-delà. C'est pourquoi nous allons dans ce sermon parler du shirk et de ses dangers, afin que nous prenions garde contre ce dernier, car c'est la pire chose au monde. Chers frères et sœurs, le shirk consiste à associer à Allah le Dieu unique, d'autres dieux ou divinités en leur accordant l'adoration qui ne doit être faite que pour Allah. C'est donc faire un acte d'adoration quel qu'il soit pour autre qu'Allah, cet autre pouvant être un homme, un djinn, un ange, etc. L'adoration, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, cachés comme apparents. Ainsi, l'invocation, la peur révérentielle, la confiance totale, la soumission, l'imploration d'aide, la demande de protection, la demande de secours, les sacrifices, etc. sont des adorations. C'est pourquoi celui qui invoque autre qu'Allah sur une chose que seul Allah est en mesure de donner, telle que la subsistance, la réussite, l'entrée au paradis, a commis le shirk. Celui qui se rend auprès d'une tombe et invoque celui qui est enterré en des termes comme « Ô un tel, guéris-moi, donne-moi un enfant, résous mon problème » a commis le shirk. Allah a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi afin que je vous réponde. Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront en enfer humiliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dua ou l'invocation est l'adoration même. Celui qui consulte un voyant, un sorcier, un marabout, un guérisseur qui prétend connaître l'invisible ou modifier le destin a commis le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se rend chez un voyant et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Et il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se rend chez un devin et croit en ce qu'il dit, a mécrit en ce qui a été révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui craint un humain ou un djinn d'une crainte révérentielle, semblable à celle qu'il devait avoir pour Allah, a commis le shirk. Celui qui se soumet à autre qu'Allah, comme il devait se soumettre à Allah, en exécutant tous les ordres de ce dernier et en délaissant tous ses interdits sans se soucier s'ils sont conformes aux commandements et interdictions d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, a commis également le shirk. Celui qui sacrifie parce qu'un charlatan le lui a demandé a commis le shirk parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah. Celui qui cherche protection contre les dangers qu'il craint sur autre qu'Allah, tels que des gris-gris qu'il porte ou des amulettes, a commis le shirk. Il fait aussi partie du shirk le matérialisme comme divinité, faire de l'argent, du statut, de la carrière, du plaisir, l'objectif suprême de sa vie, au point de sacrifier la prière, l'honnêteté et la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheureux soit l'esclave du dinar, malheureux soit l'esclave du dirham, malheureux soit l'esclave du vêtement, malheureux soit l'esclave de la monture. S'il reçoit, il est satisfait. S'il ne reçoit pas, il est furieux. Et toutes les autres adorations qu'on connaît tous. Chers frères et sœurs, quant aux dangers du shirk, ils sont nombreux et plus graves les uns que les autres. Et nous allons en citer quelques-uns. Premièrement, le shirk est le plus grand des péchés et la plus grande des injustices. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma rapporte, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
quel est le pire des péchés? Il répondit, que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Luqman, quand il exhortait son fils, il lui a d'abord interdit le shirk car c'est une grande injustice. Allah a dit dans la sourate Al-Luqman, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Deuxièmement, le shirk annule toutes les bonnes œuvres de la personne. Dans la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 18 prophètes, parmi lesquels Ibrahim, Nuh, Moussa, Isa, alayhimus salam. Il les a ensuite qualifiés de bienfaisants et de pieux. Et le Tout-Puissant a fini par dire, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Mais dans ces versets, Allah n'a pas cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Donc, on peut penser qu'Allah sera plus indulgent avec lui à propos du shirk. Mais lisons ensemble ce qu'Allah lui a dit. Allah a dit dans la sourate Az-Zumar, en effet, il t'a été révélé, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Si Allah s'adresse de cette façon à son messager à propos du shirk, alors que dire de nous autres? Troisièmement, celui qui meurt avec le shirk va entrer en enfer. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les deux choses qui sont déjà décidées et qui ne peuvent plus changer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, quiconque meurt n'associant rien à Allah entrera au paradis, et quiconque meurt en associant quoi que ce soit à Allah entrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Quatrièmement, celui qui meurt avec le shirk va non seulement entrer en enfer, mais il va y demeurer. Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Et aussi Allah a dit dans la sourate Al-Ma'idah, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Voici donc, chers frères et sœurs, le shirk avec ses méfaits et ses dangers. Évitons-le et fuyons-le, plus qu'on fuit la mort ou tout autre danger. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. amma baada mbokk yi ñoo ngi sant borom bi aji màgg ci te kawe di ko kañ di ko bàkk di seedee ka saxal ni moom kot moom dong moom rek la ñuy jaamu ci dëgg di seedee ka saxal ni Muhammad ibni Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndawam la jaamam la yàlla na borom bi julli ci moom ak i saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bis penc. ginnaaw loolee mbokk yi ñoo ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu ragal suñu borom ci def ay ndigalam waaye it bàyyi ay tereem. mbokk yi am na benn bàkkaar benn kese boo xam ni képp ku ko faatuwaale tuuboo ko yow de buntu yërmande borom bi subhanahu wa taala def lay tëjul ba faw waaye buntu aljanna def lay tëjul ba faw. bàkkaar boobee mooy benn bàkkaar bi borom bi yëgle ci alquran ni képp ku faatu yóbbaale ko yow yàlla du la baal. mbokk yi bàkkaar boobu mooy bàkkaaru bokkaale borom bi subhanahu wa taala. waaye nag lii metti xol mooy kuy settantal di dégg li ñuy wax ak di ko def ak li ñu fas ci suñuy xol la nga ci yëgee ni day mooy bokkaale yàlla tasaaroona lool, tasaaroona ci pas-pasi, tasaaroona ci waxi, tasaaroona ci jëfi. te nag mu doon musiba bu rëy nga xam ne musiba yépp mooy bi ci gën a rëy. waaye it da nga yëg ni day bu bokkaale tasaaroowee nii mooy li ci jiitu réeree nañ dëgg-dëgg lan mooy bokkaale. ndax bëri na ñuy tàbbi ci bokkaale xamuñu sax ñoo ngi ciy tàbbi ndax ñu ci bëri liñ ci jàpp mooy sampuy xërëm di ko jaamu dong mooy bokkaale. waaye surtout liñ gën a réeree mooy yan danger yan giraawaale moo nekk ci bokkaale borom bi subhanahu wa taala. moo tax ci xutba bi ñuy waxtaanee lii di bokkaale waaye di waxtaane danger yi ci nekk ngir bàyyiloo xel suñu bopp bàyyiloo xel ñi ñuy déglu ci danger yooyee ngir ñu mën a sori
lii di bokkaale borom bi subhaanahu wa taala. mbokk yi bokkaale day dina am ci anam yu bari. dina am ci nit nga fekk jëf joo xam ne yàlla moo ko jagoo, yàlla mooy ki wéet ci def ko, jëf joojee nga jagleel ko keneen. yàlla mooy ki wéet ci bind, moo bind ñépp, bind lépp, bind fépp, nit ak jinne ak malaaka lépp mooy ki ko bind. ginnaaw ba mu bindee la mu bind moom kott, moom kese mooy ki ko moom jaam ñi, moom mbindeef yépp, moom asamaan ak suuf ak lépp. waaye loolee mu bind moom ko mooy ki ciy def ak dindi, mooy ki ciy soppax ndeku moom kese subhaanahu wa taala. kon jëf yooyee nga xam ne yàlla def koo jagoo, jagleel ko keneen, loolee bokkaale la. waaye it ñëw ci turu yàlla, ci turu borom bi ak ay melokaanaam it, loolu it bokkaale mën na cee am. dafa am tur yoo xam ne yàlla def koo jagoo, lu ci mel ni Allah, loolu yàlla rek lañ koy tuddee subhaanahu wa taala, ndax moom kott mooy ki ñuy jaamu ci dëgg, amul keneen wala leneen lu ñuy jaamu ci dëgg. waaye dafa am ay melokaan yoo xam ne moom dong mooy ki ni mel, moom dong mooy ki am gis goo xam ne dafa daj lépp, dara génnu ci, dégg goo xam ne dafa daj lépp, dara génnu ci, xam-xam boo xam ne lépp la xam, lay am ci asamaan ak suuf ak la weesu, lay am tey ak lay ami ëllëg, la amul woon sax bu amoon nu muy mel, lépp la xam subhaanahu wa taala. moom mooy ki taxaw ñépp di fajal seen aajo te soxlaalul kenn lenn ak yeneenu melokaan. yooyee day nga fas ko ci mbindeef, jàpp ni xam na lépp, xam na kumpa, day gis lépp, day dégg lépp, loolee day bokkaale borom bi la subhaanahu wa taala. waaye mu am beneen bokkaale nga xam ne mooy dëgg-dëgg bi ñu tax a jug ci xutba bi, mooy nga fekk loo xam ne ak jaamu la nga di ko jagleel keneen ku dul borom bi subhaanahu wa taala. loo xam ne yàlla rek lañ ko war a def, ndax jëfee ñu njëkk a tudd yàllaay ki wéet ci def ko. yow nag yii ñuy wax yow jaam bi yaa koy def, waaye boo koy def kenn rek nga ko war a defal, mooy ki ko yayoo, mooy borom bi subhaanahu wa taala. te mooy lan? ak jaamu. lépp luy jaamu deesu ko defal borom bi subhaanahu wa taala. jaamu nag ibnu taymiyata rahimahullah di wax, nee na tur la bu boole lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko ci wax ak jëf, bu feeñ ak bu nëbb. ñu bari dañoo jàpp jaamu yàlla ci julli, woor, saraxe, aj Makka la yam. yooye ci gën a màgg la bokk. waaye mbokk yi jaamu yamul ci lool kese. ñaan ci jaamu yàlla la bokk, ragal ci jaamu yàlla la bokk, wakkirlu jël say mbir bàyyee borom bi, lool ci jaamu yàlla la bokk, jébbalu ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala da bokk, wóolu ak yaakaar loolee day ci jaamu yàlla la bokk, xettaliku ak muslu ak rendi ak nizar, yooyu yépp ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala la bokk. moo tax deesu koy defal keneen ku dul borom bi subhaanahu wa taala. moo tax képp koo xam ni ñaan nga mbindéef, mbir moo xam ne yàlla dongay ki ko mën a maye, yow tàbbi nga ci bokkaale. ñaan mbindéef ni yow, may ma wërsëg, may ma njaboot, musal ma ci safara, dugal ma aljanna, loolee day bokkaale borom bi subhaanahu wa taala. dem ci bàmmeel, ka fa tëdd ñaanaloo ko yàlla njëggal ak yërmande, waaye wëlbatiku di ko ñaan, diw sàngam maa ngi lay ñaan nga saafara ma, nga may ma tane, diw sàngam maa ngi lay ñaan nga may ma doom, diw sàngam maa ngi lay ñaan nga fajal ma sama aajo. loolu bokkaale pire la, te dinañ wax nag yan ngaañ moo ci nekk. ñaan deesu ko defal ku dul borom bi subhaanahu wa taala. nit bu yëkkatee ay loxoom di ñaan, foofu mindeef amatu fa place. ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sax, bi yàlla ne wa ida saalaka ibadi anni, waxul sa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qul fa inni qarib, déedéet, dafa leen automatiquement fa inni qarib, ku leen jege laa. yàlla ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum, seen borom nee na ñaan leen ma may leen. te nag ñii réylu ba duñu ma jaamu mooy lan? duñu ma ñaan man yàlla kese, ñooñu dinañ leen dugal jahannama, ñu doon ñu suufeel, ñu toroxal. yàlla nañ ci borom bi musal. yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ñaan mooy dëgg-dëgg jaamu. kon deesul ñaan ku dul yàlla ci loo xam ne yàlla rek mooy ki ko mën a maye. nit dees na ko ñaan lan? lu mu yor. étudiant bu ñaan moroom étudiant am ticket restaurant, loolu mën naa ne, ndax la nga koy ñaan yor na ko. may ma 1000 francs ci ku yor 1000 francs, waaye li ñuy wax mooy lii yàlla rek mooy ki ko mën a maye. wërsëg kan moo ko mën a maye ku dul borom bi? njaboot kan moo ko mën a maye ku dul borom bi? kan moo mën a musalaata ci safara dugale aljanna ku dul borom bi subhaanahu wa taala? yii deesu koy ñaan ku dul borom bi subhaanahu wa taala. waaye it mbokk yi, dem ci seetkat, giskat, maamën, pettaawkat, njabarkat,
koo xam ne nee na yooyu yaay xam na li nëbb loolee day ci bokkaale la bokk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ku dem ci seetkat moo xam nu muy seetee nag ay tënk lay xool ay xor la yor biddiw yi lay xool ci suuf si lay xool ñeme yàlla ba dee mu ne jëmmi nga dem ci moom rek wala nga woo ko téléphone wala nga dugg ci sitam mu ne 40 jours yow yàlla du la ko nangul julli boo faatoo ci diggante boo faatu nga ci lu wóoradi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci beneen xadiis nag lu raglu képp nag ku dikkee ñooñu seetkat njabarkat xamkat maaman mu wax la dara nga gëm ko mu ne yow weddi nga liñ wàccee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy weddi nga lislaam. lan moo la war waxaat ñaaru baatu seede tuubaat duggaat ci lislaam. mbokk yi ñi mucc ci dem ci ñii de ñu néew lañ. ñi dul dem ci njabarkat duñ dem ci seetkat duñ dem ci maaman bi ci koñ bi muy bind di leen joxe butéel ak i béjjën wallahi ñu néew lañ. te lii yépp mbokk yi lan la bokkaale borom bi subhanahu wa taala la. ragal mindeef ragal goo xam ni jàpp nga ni kii bu la meree nga torox jàpp nga ni kii sa dara ump ko loo ne xam na ko même boo leen bokkul fi ngeen ne loolee day bokkaale la. yàlla rek mooy ki xam sa lépp sa li nëbb ak sa li feeñ. doomu aadama bi ngay ragalee noonu boo ko laajoon li ci ay poche am yépp sax xam ko ay mbiru boppam sax lam ci réeree mu ëpp lim ci xam. kon naka nag yow nga war kaa ragal ba àgg ak moom foofu xeetu ragal boobee day deesu ko defal ku dul borom bi subhanahu wa taala. waaye mbokk yi jébbal sa bopp nit ba àgg ak ci moom ni lu ma digal ma def lu ma tere ma bàyyi te xooloo lam lay digal ak di la ko tere dëppoo naak ndigle Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak borom bi subhanahu wa taala xooloo ba xam lam lay tere dëppoo naak seeni tere kooku yaa ngi koy bokkaale. ndax cër boobee sa borom rek mooy ki ko am ci yow ak kim la yónnee ngir nga roy ko muy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim jàngee aaya bii di wax ni day waa ahlul kitaab dañoo jàppee seeni borom xam-xam ak seeni nit ñu baax seeni jaamukatu yàlla ay yàlla baa fi borom bi subhanahu wa taala. Adi ibnu Hatim radiyallahu anhu wa ardah dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne day ñun day daawuñ leen jaamu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firil ko lan mooy jaamu mu ne ko moo ndax ñoom day buñ araamalee lu yàlla daganal du da ngeen leen ciy topp mu ne ko aha kay mu ne ko waaye ñoom buñ daganalee lu yàlla araamal du da ngeen leen ciy topp mu ne ko aha kay mu ne ko lii mooy jaamu jaamu mooy ñu digal la nga def ñu tere la nga bàyyi loolu de mooy jaamu. kon ko àgg ak moom foofu lu mu digle nga def lu mu tere nga bàyyi xooloo ci lu yàlla digleeg lu yàlla tere yëgal ni kookee de yaa ngi koy teg palaasu borom bi subhanahu wa taala. waaye ba tey dafa bokk ci xeetu bokkaale yi mooy dem ci njabarkat mu ne la rendil ginaar gu xonq xar bu weex nag mu ñuul loolee day ci bokkaale la bokk. nga xam ne lu tasaaroo la it saa su ne nga gis ku ŋàbb ginaaram di dem fekk sëriñ baa ko digal. nga gis ku daj coono bu ne ndax xaru benn couleur lay wut loolee yépp xeetu rendil ay jinne la ak i xërëm dëppoowul ak santaane borom bi subhanahu wa taala. ndax rendi jaamu yàlla li bu demee bay rendi yàlla war a tax muy rendi subhanahu wa taala. waaye ba tey def ci bokk takk ay téere yor ay béjjén yor ay xaaw yor ay butéel jàpp ni lii moo lay aar lii moo lay sàmm lii moo lay xëccal njëriñ lii moo lay dàqal lor. nga xam ne nag ñu bari ci ñun wax dëgg yàlla buñ sëggee rek nga rus. ndigg yaa ngi fees dell biceps yaa ngi fees dell ak ay téere suufulal yaa ngi fees dell ak ay bagage. xale yi sax léegi koo ci gis comme mbëru làmb dañ koy takk ba mu fees dell takk ko lu diis. lu nekkoon ci mala aarul mala bi béjjén ba bañ koy rendi moom lañ jàpp daanelee ko fees ko dagg der bi aarul mala boobu ci boppam ñu ne yow léegi lii moo lay aar takk sa lam bu ñuul lii moo lay xëccal njëriñ moo lay dàqal lor moo lay musal ci cat. bokk yi xel yi war naa weesu foofu de wax dëgg yàlla bokkaale xel fekkeewu ko. luñ jëlee ci lu dee naka la mun a aar kii aare kenn la mooy borom bi subhanahu wa taala. moo tax boo soxloo kiiraay soxloo kaaraange ut ko ci moom te engagement boobu la ñuy jël ci ñaari saaru mujj ci alquran. qul a'udhu bi rabbil falaq maa ngi muslu ci kan ci borom suba si. qul a'udhu bi rabbin naas maa ngi muslu ci kan
ci boroomu nit ñi mooy kan? Borom bi subhanahu wa taala. kon ci yàlla la ñuy muslu. nit na doyloo njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yim fi jàngale subaax ngoon ginnaaw julli te bàyyi lépp luy takk téere gàllaaj ak ay lam yu ñuul ak yooyu yëpp. waaye mu bokkaat ba tey mbokk yi beneen xeetu bokkaale mooy dem ba yow aduna ngay jaamu daanaka. alal, ndombo tànk, ay bànneex, sa carrière, yow loolu mooy lii guider say action. am na ñoo xam ne alal la ñuy jaamu, am na ñoo xam ne nguur la ñuy jaamu. ndax alal bu la jaralee ñu ne la puune bee jàppal rey nga jàpp rey. alal wala nguur jaral la demal ca bàmmeel ba sullil kañ fa suul daggal ci ay cëram, bu la àggee foofu nekk na sa yàlla. bànneexu àdduna afara'ayta man ittaxada ilaahahu hawa, yàlla am na ñoo xam ne seen bànneexu bakkan mooy seen yàlla. kon ku alal wala nguur àgg foofu, ku liggéey àgg ci ni yow sa yitte yépp mooy lii nanga ko am, sa diine sa yoon nekku ci. koo xam ne liggéey bi dañ la naan boo ko jëlee kat doo julli nga jël ko, yaa ngi jaamu liggéey bi di. liggéey a ngi nii boo ko jëlee doo julli. am na ci kaw suuf lu la war a jaral waxuma la bàyyi julli de waaye sax tardé benn takbiratul ihram, loo xam ne yawmal qiyaam ci lañ lay njëkk a àtte, bu baaxee nga texe bu baaxul nga texee di. liggéeyu àdduna wala ndomba tànk wala alal tax nga bàyyi ko, yooyu yëpp kum tax nga sàgganee sa diine, yaa ngi koy teg ci palaasu borom bi subhanahu wa taala. yii nag yenn la ci xeetu bokkaale. lépp luy jaamu rek nañ yëg ni deesu ko defal ko dul borom bi subhanahu wa taala. léegi yii ñu fi tudd nag def ko lan mooy li ciy fekk nit ki? lu bari la, te loo ci tudd rek lay ñëw ko gën a garaaw. dinañ ci tudd nag ñeent. li ci jiitu mbokk yi mooy bokkaale mooy bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi, waaye it mooy tooñaange bi gën a màgg ci tooñaange yi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bàkkaar yépp bu ñu leen dajalee ban mooy bi ci gën a rëy? yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mooy nga utal yàlla ndend, nga utal yàlla koo koy bokkaaleel fekk yàlla moom mooy ki la bind. yàlla daa wéet ci bind la, ba mu lay bind tàgguwul kenn dimbaliwu ko ci, kenn participé wu ci dara. lu tax yow booy jaamu nga war a jaamu keneen ku dul moom? ku bëgg ku la jaamu bindal, ku bëgg ku la jaamu defal ni yàlla def bindal. wallaay boo bindee la nga bind yow nga mu jaamu la. kon bakkaar bi gën a rëy mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala. Luqmaan ba muy waxtaan ak doom ji di ko waar, nga xam ne lu waajur yi di war a def ak seeni doom la, lan la ko njëkk a wax? yaa bunayya laa tushrik billah, yow sama doom ngir yàlla rek ngal la rek bul musa bokkaale yàlla ak dara, ndax inna shirka la zulmun azim. bokkaale yàlla day bakkaar bu rëy la, bakkaar bu màgg la, tooñaange bu rëy la. tooñaange féetewu ko kaw, ndax kan nga tooñ? ki gën a màgg, ki màgg sax gënantewul màgg ak kenn subhanahu wa taala. moom nga tooñ, moom nga jalgati ak xam. te bokkaale ku bëgg a xam ni mu mel nag mooy exemple bañ leen daan jox rek, xool ko ci sa bopp. sa soxna sii nga labat, nga xam ne mariage heure bi aka cher te metti, lu ne nga daj ko pour mu ñëw sa kër. bu feebaree yaay faj, yaay jox ndekki añ reer, la muy sol lépp yow la. ba noppi nag ñu ne la kii da nga koy bokk ak beneen góor, bu fanaanee ci yow tey suba day fanaane ci keneen. ku ko dégg sax bëgg a dóor sa bopp. léegi li nga dul nangul sa bopp lu tax nga war kaa nangul borom bi subhanahu wa taala? te lii diggante mindeef ak mindeef la. nanguwoo bokk sa soxna ak kenn, nanguwoo sa doom sax fa nga jaar ak moom yépp, la nga daj ci moom yépp, bu la fi bàyyi woon dem jël way juru keneen di ko toppatoog di ko defal, lan ngay yëg? kii day ku baadoola la, kii day du nit kuy gërëm xéewal yiñ koy defal. kon ku bëgg a xam ni mu mel rek xool ko ci loolu. waaye ñaareel bi wone mbokk yi danger bi nekk ci bokkaale mooy bokkaale dafay yàq, dafay màbb, dafay neenal mbooleem jëf ju baax bu nit ki amoon. loolu nañ ko xam. ku tàbbi ci bokkaale lii ñu fi tudd, la nga musoon julli, musoon kaa woor, musoon kaa saraxe, musoon kaa jàng alxuraan, lépp yàqu na, zéro nekk sa compteur. yàlla dafa lim 18 yeneen ci suratul an'am. Ibrahim, Nuux, Muusa, Isa alayhimu salaam ak ñeneen ñoo ngi fa. yàlla ne ñii ñu baax lañ, ñii ñuy rafetal lañ. mu jeexalee walaw ashraku, waaye cee buñ bokkaale woon, walaw ashraku mu ne la habita anhum ma kaanu yaamaluun. kon lépp luñ defoon ci jëf ju baax sànku neen yàqu. ñii ñan la yàlla di waxal fi? yenent yi alayhimu salaam. waaye am na kum fi tuddul, mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. nit mën a jàpp ne kooku day mooy sang bi,
mooy soppe yàlla bi kon yàlla dina maslaak moom ci bokkaale. nañ xool lan la ko yàlla wax. yàlla daf koo ne wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk. wa laqad uxiya ilayka waxyu nañ la xamal la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ila alladina min qablik ak it ña la jiitu woon ci ay yonent lan la in ashrakta boo bokkaale la yaxbatanna amaluk sa jëf yëpp dafay yàqu sa jëf yëpp day sippiku sa jëf yëpp day neen te doo ci yam de wala takunanna min alxaasirin te da nga bokk ci ñiy perte su boobaa. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du musa bokkaale yàlla mooy ki jiitu ci ñiy wéetal yàlla waaye bu yàlla waxeek moom nii ci bokkaale lim lay jox mooy yàlla amul ku muy négocier ci bokkaale yàlla amul ku muy maslaal ci bokkaale su borom bi subhanahu wa taala. ñetteel bi mooy ku faatu yóbbaale bokkaale mbokk yi yàlla nañ ci yàlla musal safara nga jëm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba da koo laaj ne ko yan mooy ñaari mbir yi nga xam ne yii moom yàlla dogal na ko ba noppi na ci dootul soppeeku. mu ne ko képp ku faatu ba ngay faatu bokkaale wa yàlla ak dara da ngay dugg aljanna lii yàlla noppi na ci. waaye képp ku faatu ba ngay faatu da nga bokkaale yàlla tuuboo ko yow da ngay dem safara lii moom mu ne yàlla noppi na ci dootu ci deltu ginnaaw. waaye ñeenteel bi ñuy mujjee mooy bu doon sax nit ki dafay dugg safara nekk fa ab diir daa di génn mu tane waaye nit ki dafay sax ba faw dootu fa mus a génn nag mooy sàndil sa xel rek 17 000 milliards de milliards d'années nit ki dootu fa génn. moo tax musiba bi ñu war a tere nit ñi dëgg-dëgg bokkaale la ba pare balaa ñu leen di tere leneen nit ñi sawar nañ lool ci di waxtaan ci jikko ci jëflante loolu lu baax la mais nañ leen tere bokkaale ba noppi. parce que lu lay tax a dugg safara ba noppi sax fa loolu dara jaru ko ci kaw suuf. safara àdduna bii rek tàng na lool kuñ fi fayoon milliard ne la duggal ci safara 15 secondes wallahi doo ko def. naka nag safara bële nga xam ne bii 1/70 mu boobu la ba pare nga war faa sax doo fa mus a génn. yàlla dafa ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ku faatu yóbbaale bokkaale yàlla nee na kooku duma ko baal wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. yàlla nee nag lu àggul ci bokkaale te bakkaar bu ñëwati nag ci suufu bokkaale lay nekk. bokkaale mooy ponkal mi ku ñëwati ci bakkaar ci suufam ngay ne. moo tax yenn saay nit ñi xëy na ñàkk a xam la góor jigéen waxtaanee nañ ko fii wax nañ leen giraawaale ci nekk wax nañ leen lislaam dafa ne ka koy def ak kam koy defal yépp nañ leen reyen bu metti sax nañ leen taal wala ñu teg leen ci état sàndi leen. waaye ak lu bàkkaar boobu di bon yépp ak lu muy salte yépp ak lu muy ñaaw yépp wallahi bokkaalee ko gën a bon moo ko gën a ñaaw moo ko gën a salte. loolu na leer ci bopp yi. nit ñi seexlu nañ loolu xeetu bàkkaar bu mel ni ay ngóor jigéen mais naka nag ñu jalgati àqu yàlla bokkaalee gën a rëy góor jigéen na leer. góor jigéen lu bon la lu ñaaw la lu salte la lu ñu war a xeex la mais góor jigéen bu faatu yóbbaale wéetal yàlla bu ko yàlla baalul yóbbu ko safara lakk ko ci bàkkaar boobu ba mu set ci daf koy génnee dugal ko aljana. waaye bokkaale kat moom bis bu duggee safara jeex na dootu fa génn. moo tax ci beneen aaya borom bi lan la wax innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna képp kuy bokkaale yàlla ba faatuwaale ko kooku faqad harrama allahu alayhi aljanna kooku yàlla dafa araamal ci moom aljanna du fa mus a dugg du fa mus a teg tànk. wa mawaahu naar jëm waayam safara la te nag wa maa li zalimina min ansaar amul kenn kuy dimbali tooñkat yi amul kenn ku am fit yawmal qiyaam nit bokkaale yàlla ba dee ci nga naan yàlla kii baal ko amul ku am fit boobu. du yenent du malaaka du nit ku baax du kenn ku nit mënti foog nag amul ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla ne ko kii bokkaale na la ba faatu yàlla baal ko. ñañuy ram mu ñan la mooy ñu faatu yóbbaale wéetal borom bi subhanahu wa taala waaye ku faatu yóbbaale bokkaale yow jeex na. moo tax mbokk yi nañ jàngaluy bokkaale nañ ko xam ba pare moytu ko. dara jarul dugg safara dara ci kaw suuf wallahi jarul dugg safara te nag bokkaale wax dëgg yàlla nit war na cee mucc. bidaa sax mën na lënt ci bopp nit xëy na xam-xamam àggul fenn waaye jaamu ko dul yàlla gis nga ki nga fii yëkkati bokkaateeg palaasu yàlla nit la comme yow yi lay gaar yépp da koy gaar. léegi xoolal ci sa bopp doyadi gi la yàlla bindee nga xool ba xam yow ku mel ni yow yeyoo nga di ko yëkkati wala di ko jox lenn ci àqu borom bi subhanahu wa taala. xool ko ci sa bopp rek ngay nelaw
di fàtte di feebar di tële bis ñëw ñu ne faatu na mënalatul boppam dara nit ñaay defal lépp ñooy sang ñooy suul mbokk yi kuy jaar fii jar nañu di ko bokkaaleeg borom jar nañu di ko fi yëkkati kenn kesee kawe kenn kesee màgg kenn kesee rëy kenn kesee yoo jaamu mooy borom bi subhanahu wa taala aqam boobu nañ ko jox waxoon nañ leen ci xutba bi weesu aqu yàlla la droit am absolu la ñu jaamu ko bañ koo bokkaale nit ñuy taxawee suñu bursu yi ba mu jaral ñu taali pënoog grève ak lu ne ngir dañ ciy jot parce que suñu droit la yàlla droit am la ñu jaamu ko wéetal ko bañ koo bokkaale kon lii nañ ci taxaw yàlla nañu borom bi may dund ci wéetal yàlla faat ñu ci wéetal yàlla dëkkal ñu ci wéetal yàlla dugal ñu aljanna allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله